ñu nekk yow ku wax sëñ Moustapha Mbacké xel yi day dem ci Touba ku ko wax xel yi dem ci tarixa bi nga xam ne mooy tarixa Mouridiya loolu ala kuliyal dafay daal di am te itam ku ko wax ni maanaam confrérie la boo xam ne dañu tënku ci ndigal laataa sa candidature bi di jip ndax ndigal boobu da nga ko am ba pare ngir laaj réew mi wala da nga yow yaa ko jóg rek nësiral ko sa bopp. waaw maanaam d'abord murid gi ab communauté la man du ma faral di utiliser baatu confrère yi ndax am na la muy wëndu ñaareel ba mooy laajoon naa ki fi nekkoon ndigal doonte xëy na sax jarul woon ma ko koy laaj ngir Serigne Cheikh mi nga xam ne moo ma meññi te tànnuma sama bopp ngir juddoo barab am na téere bu mu bind mu tudd kalimatullahi ya'la ulya kàddu sunu borom moo gën a kawe te mu bindoon ko ci ay contexte yoo xam ne Senghor moo bëggoon voter le code de la famille Serigne Cheikh àndu ca bind tontu Senghor yóbbu ko ci mbooleem ku fi kilifa diine ci Sénégal te mbokk ak yow lislaam murit ak xaadir ak tijaan ñoom ñëpp signé nañ ko naa la wutal téere ba jox la ko ngir say archive donc kookee mooy ki ma joxoñ te kooko sax am na ku gën a kaw yi muy rasulullaay sallallahu alayhi wa sallam rasulullaay bi mu toogee bi alxuraan wàccee muy ab mode de vie bu bees ab système de vie bu bees am na ñett ñu mu njëkk a yónnee te acte politique la posé woon ñett ñi mooy Anushirwan nekkoon Perse keneen ki mooy buur bu tudd Najashi nekkoon Éthiopie keneen ki mooy Hercule nekkoon Rome mun leen ñëw leen dugg ci système de vie bu bees bii di ci gouverner seen empire kon loola mooy politique dara lu may gérer li nga xam ne mooy cité bi de façon décente loola mooy politique kon defe naa ne sallallahu alayhi wa sallam moom yi nga xam ne mooy exemple wëlbati ko waxaat ne xubbul watan min al iman bëgg sam réew ci jaamu yàlla la bokk kon joxe na ndigal loolu ba pare n'est-ce pas te képp koo xam ne ki yaa ngi yeewoo fu mu mën a doon diggante suba ba ngoon moo xam sëriñ moo xam taalibe moo xam homme d'affaires moo xam leneen yaa ngi ci politique. d'accord waaw Mbacké man de ndigal li ci xalifa général bi laa ko doon xaar jëm ci yow. Sëriñ Saliou ba ma ca demee. ànd ci ak jëmm ne ko dañoo bëggoon dugg ci lii ñu tudd ñoom fii politique ndax da ngeen ko seexlu ci ñun ndax ñun liggéeyal yàlla lañ ci jublu mu ne tekk ba mu yàgg ma jàpp ne xëy na ci yar baak teggin ya daf ma gàntal te rusuma koo wax mu ne ko bu ngeen gisee ne day du suñu cër nañ ko teg fi soo bis ni ki tey mu ne ma rafetlu nañ ko te am nañ ci yaakaar waaye su ngeen ci yeggee ngeen moytu coow li loolu la ma sëñ Saliou wax moytu coow li loolu yi moo tax ma dugal sama récépissé ñu dugal ko toog 1 an jour pour jour joxuñ ñu ko te déggu leen ñu def benn tapage médiatique te xam nañ baax nañ koy defee. waaw ci sa biir wax léegi bi ma junjee laaju ndigal bi dafa am loo ma tontu maanaam téere boo xam ni sa waajur daf ko bindoon te jàngale ca ni kàddu suñu borom dafa gën a kawe lépp. ndax loolu mooy li nga xam ni wax nga ma ko léegi. loola mooy dama lay won ne rek moom ci boppam mi ngi woon ci politique gu dimbale askanu Sénégal ndax ba mu gisee loi yooyu ñu bëggoon a voté biir assemblée nationale doonul li gën ci li ëpp ci nit ñi ci Sénégal tey am fu ñu bokk daf ne loi yooyu war leen koo voté. waaw c'est-à-dire baat boobu nga wax na soo gisee ma dellu si waat ci mooy ñu tëj parenthèse boobu sax ci question bi mooy ndax du jox dëgg ñi nga xam ni dañuy diingat wàllu tariixa ak yooyu maanaam kàddu yàlla fare na kàddu lu bari. du leen jox dëgg diingat ci naka. maanaam diingat ci tariixa yi léeg-léeg nga dégg ko ci ñenn ñoo xam ni ay wàllu ibaadu rahman la ñuy wuyoo wala leneen kàddu googu ndax du leen jox dëgg ñoom. dañuy diingat tariixa ngir lan. maanaam ndax daal dañoo jàpp ni bu ñuy jaamu kenn lañu war a jaamu muy suñu boroom jeex na waruñu mën a déglu leneen wala feneen wala ndigal wala leneen. kenn la ñuy jaamu suñu boroom la effectivement. waaye kilifteef bay laa yow mi diin dina fa ne. alxuraan dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu atiihu allaha wa atiihu rasul wa ulil amri minkum yéen ñi gëm topp leen yàlla akub yonentam
ak ñi nga xam ne dañoo am position d'autorité ci seen biir yéen kon nangu kilifteef du dara lu may loolu léegi nag tarixa voie spirituelle donc la. d'accord. initiation spirituelle la. d'accord loolu leer na waaw sëñ bi ñu ngi jëm nag ci ay élections gën nañ la ràññee ci këru diine bu ñëpp xam ndax doo ko porter préjudice këru diine boobu une fois ñu dem ci 26 février suffrage bi nekkul loo xam ni favorable na la trop ci score bi par exemple score bi nekk 1% wala 0% ndax doo porter préjudice communauté boobu nga bokk ndax loolu yaa ngi koy sóoraale ndax xam nga li nga yanu ci wàllu boobu. programme bi ñu am sénégalais citoyen sénégalais lañ ko amal xam nga tey yàlla tere bu ko amoon mbokk mu ne ci hôpital soxla deret type A wala B wala O. bu mën a doon ñu ne ko diw ñëw na ngir di la ko jox du laaj ngir murit la wala tijaan la wala catholique la. dëgg la n'est-ce pas. kon projet boobee ñu am ngir sénégalais yi ci biir Sénégal itam ne ñu ne ci biir Afrique ay enjeux stratégiques di menacer continent africain te ci biir continent bi Sénégal na ci loolee moo ñu tax a jóg. kon defe naa dañoo jéggi mbirum tarixa loola ay wax yu yàqu la ki nga xam ne da ko bëgg a argumenté kenn mënu koo tee def. d'accord léegi bu ñu ko jéggee faaw ñu dal ci laïcité ndax boo ko jéggee di nga fa fekk ni dajale nga ñi nga xam ne ñooy yeneen xeetu diine yi lan moo ci nekk sa programme ci ponk laïcité. lan mooy laïcité. ci niñ ko déggee rek maanaam diine yi joxante loxo bennoo ak yooyu noonu lañ ko déggee lan mooy ciy nekk sa programme maanaam saxal ko wala am leneen loo ciy indi lu yees wala dara. ba tey tontu li leer ci man ndax laïcité dafa yàgg xam nga ñun dañoo bindal ab constitution ña ko bind mësuñoo teg seen tànk biir Sénégal muy colon français yi ko bindoon. Bordeaux lañ ko bindee indil ñu ko parachuté ñu ko nañu nii ngeen di tënkoo te bañ koy bind laaj ñu benn sociologue benn politologue benn chef religieux. ndax nii ñu bindee seenu constitution bi ngeen war a doxale nangu ngeen ko wala déet dañoo xeexee rek ñu jot ci n'est-ce pas kon defe naa ne la draft la amal constitution boobee tëddul woon ci reeni démocratie d'abord pour commencer defe naa dañoo war a laaj nit ñi dox ci mbedd mi lan mooy laïcité su fekkee ne loolu moo la yitteel wa ilaa ndax d'accord nga ci laïcité mësu ñoo def référendum constitutionnel laaj leen laïcité dañoo xeexee rek ñu ne laïcité c'est-à-dire ñun dañoo nekk di wéyal système boo xam ne ñoo ko sosoon dañ ko sos ngir seen intérêt ñoom au détriment de nos profits loolee nag su fekkee ne bëgg nañoo suqali réew mii ci anam yi nga xam ne moom la am réew laaj faaw ñu indi système boo xam ne Pape Ngagne mën naa bokk ñi koy xalaat Cheikhul Hadj Malick mën naa bokk ci ay xalaatam Serigne Touba Cheikh Omar Foutiyou et cetera loolu foofu la ñu war a toll fi mu ne waaye nekk di accroché wu ci système boo xam ne ñun weesu nañ loola fi mu ne waaw c'est vrai discours bi yaatu rafet na trop mais mu réponse bi précise ci sa xalaat ci wàllu diine yi ndax d'abord ku dégg baat bi ci tënk nasru xel yi da lay delloo ci diine alors que loolu xaaruñu ko ci parti politique ci biir réew mi xaaruñu ko itam ci candidat présidentiel ci biir réew mi donte baat bi nasru lay tekki loolu nag bu ñëwee bëgg naa xam itam sa xalaat ci lan mooy doon programme bi ci wàllu diine yi ci biir réew mi. amul benn réew ci àdduna si bu amul parti chrétien ci àdduna si bu dee ci diine lañ bëgg a jëm ñaareel ba États-Unis mi modèlu démocratie États-Unis d'Amérique mi modèlu démocratie bu congrès bi wala sénat bi xëyee war a tàmbali seen ay activité dañuy woo ab prêtre mu ñëw ñaan ñu soog a tàmbali loolu lenn ki gën a kawe ci États-Unis muy président des États-Unis bu gagné suffrage yi collège boobu ñuy wax bala muy mën a teg tànk biir Maison Blanche dañ koy indil injil yi nga xam ne gëm naa ko gëm nga ko mu waat ci ba noppi soog a mën a dugg injil mooy valider duggam biir Maison Blanche nun nag Sénégal xamaguñ ci luñ ne ça ne me dérangerait pas ñoon ni injil ma waat ci
mbaa alxuraan mbaa tawrit mbaa sabbuur kon nañu delluwaat ñu bindal ab téere muy constitution di charte réew mi nañu nii ngeen ciy doxee te consulté wuñ ñu booba kon diine du bokk ci démocratie loolu wax bu yàqu la léegi wax nga ma diine du bokk ci démocratie ku la dégg ci sa discours ci question bi boobu ba léegi dafay wane ni bari na réforme yoo xam ne fas yéene nga ko cee indi réforme yooyu ci lu gën a concret lan lay nekk réforme ba cay jiitu mooy ñu def référendum constitutionnel laaj askan wi dem ci seen biir mbooleem 380 wala 87 communes rurales yi fi nekk ñu dem ci ne nii lañ bëgg a tënkoo léegi donte charte bi bala ñu koy amal yaxal nga xam ne buñ ko bindee pare kenn dootu ko mën a laal kenn dootu ko mën a laal donte 1 an wala 2 ans la ñuy jël ñu def noona te du am benn gymnastique ci biir contenu bi dugal fii lee koy lijjanti dugal fee lee koy lijjanti loolu yëpp mën naa ñàkk donc ma jàpp ne loola bala ñuy indi ab charte bu tënku ci Sénégal gi nga xam ne ñun sénégalais yi fi nekk 12 millions et demi ñoo fi ne ñuy yokk loola faw ñu laaj nit ñëpp seen xalaat ci nuñ bëgg a doxee li ñuy wax l'exécutif le judiciaire ak législatif yi doon na loo xam ne waruñoo laale faw séparation des pouvoirs am yéen presque yéen nekk 4e pouvoir pour équilibrer mais ñett yooyu mënuñoo laale président warta mën na commander ab magistrat wala keneen loolu mënta ne magistrat bi faw mu indépendant xam nga loolu yëpp mi ngi dépendre ci ministre de la justice ba ministre de la justice mën naa ñàkk loolu mën naa ñàkk leneen la mooy li nga xam ne mooy tënku ci koom-koom Sénégal waroon nañoo def audit minier bopp li fi ne Sénégal nit ñi xam lan moo fi ne ci or ci phosphate ci pétrole ci diamant mais ñu des ci réforme et cetera nga bëgg indi ci diine ji bala ñuy xóot foofu li nga xam ne mooy réforme nga wax n'est-ce pas wala réforme ci diine donc waaw ci diine réforme ci diine parce que ponk laïcité bi daf ma ñor bi ma ko yëkkatee li nga ki nga xam ne ki dafa bëgg attu par exemple tey ci l'islam nañ ko defal tribunal musulman ah bon parallèle quoi mi ngi fi woon de jamonoy colonialiste yi yaa ngi fàttaliku loolu waaw mi ngi fi woon kan moo ko fi dindi moo indi woon kaadi yi kan moo ko fi waaw kay mënuñoo indi waat xaadi man su ma bëggee attewu ci l'islam nañu bàyyi ma attewu ci l'islam ki bëgg attewu ci droit romain nañu ko bàyyi mu attewu ci droit romain loolu mooy liberté d'expression kon ki nga xam ne kii dañ ko ne faw nga attewu ci loo xam ne lii yow bëggoo ko loola forme de dictature la n'est-ce pas kon defe naa ne États-Unis d'Amérique encore une fois dama koy joxe comme exemple boo demee biir tribunal juge ba mi ngi am ci ginnaawam in God we trust xam nga loolu lu muy tekki ci arab tawakkaltu ala llahi te loolu ñoom ñooy modèle démocratie kon damaa defe ne war nañu mën a adapter suñu système ci suñuy yëg-yëg suñuy ngëm-ngëm n'est-ce pas ak suñu culture d'accord loolu tontu na laaj bi yaa ngi doon junj li nga xam ne dafa ci laa wëlbatiku sax muy wàllu sa programme ci wàllu ressources yi nga xam ni nekk na fi audit nga ci wax maanaam ñu càmbar xool li nga xam ni moom moo fiy gànjar ci àddina bi ci Sénégal yëpp ñu mën ko xam loolu boo ko defee ba pare lan nga ciy teg. réforme yi boo ma yeggale ñaar. xam nga dañu fi wax fii député maire benn fonction benn nit député maire day dañ. inspection générale d'État dina génn présidence ñu am seen pouvoir ngir mën a contrôler nit ñi wala leneen la li nga xam ne moo aju ci tey par exemple président di nommé ci magistrat yi loola day dañ ñoom ñooy seet ku leen neex ñu nommé ko maanaam équilibre bi war a am war dina am fi nga xam ne mooy pencum ëttum ndaw ñi muy hémicycle boobee ñuy wax danañ wut chaîne télévision ak chaîne rajo boo xam ne bis bu yàlla sàkk suba ba ñuy wàcc ñuy émettre directement la fay xew depuis maanaam citoyen ba nekk Kédougou wala feneen mën a jël téléphone am laaj député bi loi bii ngay waaj a voté nan la tëddee kooku xam ndax war naa voté loi am selon intérêt région wala déet citoyen war naa mën a yëkkati téléphone am woo sénateur laaj ko
kon loolu defe naa ne bokk na ci réforme yi. sëñ bi wax bi yomb na de waaye est-ce que jëfe ko dana yombe ni nga koy waxee. ah bu dee dafa am ku ñu jël kàddu réew mi dénk ko jëwriñ lay doon xam nga dañoo tàmm ne buur. Sénégal mbeddum buur alali buur loolu muy wax bu yàqu bi président bi dañ ko ne tabb nañ la wutal nañ la salaire doo fay lii ainsi que ministre yi di ko fayal léppam yorul ko léppam di xool doxalinam ba xam moom ak gouvernement am ndax baax na ci askan wi ci li ci ëpp fal déet xam nga programme bu mu mën a doon mënuloo am mukk 100% de réussite mais boo amee 75% de réussite loola baax na lool. loolu dëgg la. kon damaa defe ne ki nga xam ne moom lañ fi tabb muy jëwriñ ji jiitu jëwriñ lay doon ji jiitu ci tool yi mu ami jëwriñ moom it kookee war naa xam ne diir bii ñu ko tabbi fii liñ ko fi laaj bu ci amee 75% de réussite loola baax na Sénégal dañ leen dóol na. ci ban régime nga koy teg parlementaire présidentiel. du doon régime parlementaire ndax jàpp naa ne amaguñu retenu ba ca war. bi fi nekkoon nga fi bàyyi rek. du doon régime président hyper centralisé de comme ni ma demee nii déedéet nga xam ne lu jóg président moo naan defal nangam. loolu moom dina jeex incha allah su fekkee ne def nañ candidat national muy doon jëwriñ ji. régime présidentiel bu raisonnable lay doon waaye du doon daanaka loo xam ne lii da ngay am député mu ne man diw moo fi teg non député bi askan wi ñoo ko fi teg loolu dégg naa ko léeg-léeg may déglu rajo yi fële di déglu ne man député Abdoulaye Wade laa xam loolu la jëm ji ci jëm boppam waroon na ko ne déedéet dee su waxee nii député peuple bi askan wi nga moom la ñuy xaar ci sàngam kon audit mu jëm ci koom-koom Sénégal boobu ma lay wax noonu su amee ba noppi danañ xam li fi ne ci fànn gu ne ci or wala phosphate wala pétrole wala charbon wala diamant wala leneen ñu ne lii fi ne bu dee phosphate diiru fanweeri at par exemple war nañ cee mën a am nangam nga xam ne su boobaa kañ fay teg wala partenariat bi nga xam ne ñun mooy suñu xalaat ci lañ articuler suñu yëf muy PPP public private partnership pam ngañ day am xaalisam ñoo am ab partenaire technique état bi ne fi ñu lëkkaloo liggéey ci phosphate wala ci charbon wala ci or wala ci pétrole ci anam yoo xam ne kenn ku nekk dina ci gis boppam loola damaa defee ne war nañoo toll fi mu ne foo xam ne fii mënatuñoo bàyyi bitim réew di ñëw di exploiter suñuy ressources. d'accord dañuy jox 10% te 90% wala 20 te 80. waaw loolu am na solo ci beneen ponk bi nga xam ne bëgg naa ñu ñëw ci xaw nga xóot ci programme bi wax nga ci lu am solo leneen li nga xam ni itam jàpp naa ni war nañ ko mën waxtaanee moom mooy tolluwaay réew mi ci wàllu politique li koy indi moom mooy barki Dembo Ndiaye gis nga ndaje mi di séminaire bi nga xam ni waa FAL di ñuy ànd ak njiitu réew mi.